samadu xat aw saltali fi ramadan maarumtu min ka xablahu bi faydaan. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. tey la ñaar fukki fan ci weeru koor atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ci gàddaay yonante bi sallallahu taala alayhi wa sallam tombeeg 21 mars 2025. mbokk yi ñu ñëwaatal leen ci jataay bu am solo bi nga xam ni mooy almasrabu saafi. tey ji nag mbokk yi di ñaar fukki fan ku ne xam na ni bokk na ci kon fukki fan yi nga xamante ni moom la yonante bi sallallahu alayhi wa sallam digge woon ak njéggal ci képp koo xam ne woor na ko. waaye fukki fan yi ci topp ñu war ko tàmbali suba mooy day goreel nit ki ci sawara yàlla na ko sun borom subhanahu wa taala defal. mbokk yi jataay bu am solo bi nga xam ne mooy almasrabu saafi bis bu nekk ñu di leen ko amal fii ci kër Serigne Touba Cheikhul Khadim ci teewaayu Cheikh Mamadou Mountakha ñu di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko. xam ngeen ne bés bu nekk nii lay amee tey ji incha allahu taala kuréelu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mooy ki nga xam ne moo war a jàng ci biir saal bi waaye kuréel bii nga xamante ne mooy Mafatihul Bichri bu Thiès ñoom ñoo war a gàttandu sëriñ bi incha allahu taala ngi ci si rek di ngeen mën a ànd ak nun ci teewaayu sëriñ bi waaye ci kuréel yu am solo yooyu nga xam ne ñoo koy teeru waaye ba dugal ko ci saal bi incha allahu taala su ko defee kuréelu Sëriñ Abdoul Ahad tey mooy taxawu njàng mu am solo moomu incha allah noonu nag lañ ko fas yéenee amale lépp rek jëm ci dundal xasida yi waaye dundal alquran waaye lépp jëm ci barab bu tedd bi nga xam ni Cheikh Mamadou Mountakha dafay teew. kon mbokki incha allahu taala bu ci kanamee rek niñ ko baaxoo defee danañ ànd ak mbokki taalib yi nga xam ne ñooy ñëw ci jataay bi ñoom it di feeñal seen mbégte waaye di feeñal ñoom it seenug ñaan ak seenug feddali ci jàpp ci xasida yi ndax niñ koy waxee jataay bi day jataay boo xam ne dafay taxawee ay taxawaay yu bare bare benn day dundal alquranul karim te it dafay fàttaliwaat nit ñi nga xam ne dañuy dégg ni Serigne Touba nii la doon dundale koor ci njaareem dafay mel ni jataay bi Cheikh Mamadou Mountakha bi da koy firi waaye dafay jàngalewaat naka lañ war a xerawloo xasida yi naka lañ ko war a màggale naka lañ ko war a terale waaye jataay bi di jataay jokk bokk kon mbokk yi noonu lañ ko fas yéene ànd ak yéen incha allahu taala bu ci kanamee rek ci bokk yi nga xam ne ñoom it dañuy ñëw di wane seen mbégte ak tawfiix yi nga xam ne suñu borom defal na leen ko ñuy teew ci jataay bi kon damay dellu rési ba ci kanam incha allahu taala ñu ànd ak ñenn ci mbokki taalibe yi. ok jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ni ma ko waxee woon rek ba tey ñu ngi ci jataay bu am solo bi gis ngeen liggéey bi li nga xamante ne am na ci ak yokkute muy yokkute gu am solo ndax xam ngeen ni mbaar mi rek la daan doon bi muy door waaye ren ji gis ngeen ni yokk nañ ci maneen mbaar ci wet gi muy mbaar moo xam ni macha allah boo ñëwee da nga koy fekk mbokki taalibe yi sëriñ bi ñu jàkkaarloo mooy sëriñ Ahmadou Niang mu bokk ci membre Hizbut Tarqiyyah yi waaye féete fële bitim réew sëriñ Ahmadou mu mel ni jataay bi bu ngeen ñëwee teewe ko da nga gis ni jataay dundal alquran la waaye dundal xasida Sëriñ Tuubaa yi waaye muy jataay dundal ak bokk loolu ana ban yëg-yëg ngeen ci am bu ngeen teewee ci jataay bi. bismillahi rahmaani rahim barke Borom Tuubaa alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf Seexna Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul di sant bu baax rek di sant di jiital sant gi Seex Mamadu Muntaxa ñaan sunu borom mu yàgg fi lool te wér kéng ndax jataay bi moom ku ne xam ne moom jataay gënu koo sell ndax jataay boo xam ne ñi fi nekk ñëpp dañuy toog di tudd yàlla kuréelu xasida yi di yëkkatiku loolu wax dëgg yàlla képp koo xam ne sunu moom defal na tawfeex nga teewee ko war nga sant bu baax sëñ Muntaxa ndax yeesal bi mu ko yeesal lii yemul sax fii foofu dem léegi ci àdduna bi fépp ñoo ngi koy dundal koor gi ndax jamono yëpp maa ngi woon Thiès pencum Cheikh Rafal moom fi mu ne nii ngoon gu ne dañ fay jàng fulk di ba kuréel te lépp sëñ Muntaxa moo ko waral kon nag ñoo ngi ñaan suñu borom mu gudd fan lool te wér kéng ndax jotaay bi moom ku fi ñëw soxal day seddu yi
sang yu tedd yi nga xam ne da nga leen di gëj a gis rek boo fi ñëwee ku ne nga gis ko ñu nekk sëñ Muntaxa xool nga leen xool rek ni muy dundal la sol loolu kenn mënu ko fay sëñ Muntaxa ñoo ngi ci sant bu baax a baax te ñaan suñu borom guddal fanam te wéral cëram nga xam ne lii tawfeex la ndimbalal yàlla la du ngóor kenn mënu ko jënd jotaay bii moom kenn mënu ko jënd lu tawfeex suñu borom kon nag ñaan sëñ Muntaxa mu yàgg fi rek te wér kenn barke Seexul Xadim waajuram yu tedd yi fi jaaroon ba bàyyi koog li suñu borom dool leen ay daraj ak i maqaama yu gën a kawe rawatina Serigne Saliou Mbacké mi nga xam ne moo nu dimbale ku ne xam ne ne Hizbut Tarqiyyah moom Serigne Saliou moom la ko yàlla jagleeloon Cheikh Abdou Lahad Mbacké ku ne xam ne moom mooy fondation bi waaye Cheikh Saliou Mbacké moo ko tuddee Hizbut Tarqiyyah nga xam ne képp koo xam ne ni bokk nga ci rek Cheikh Saliou Mbacké moo la lonk boole la ci ndax mbooloo mi kenn bokkul ak sa morom focc saano ñi ci ngi Kaolack ñii ngi Ndakaaru ñii ngi Tamba man France la ma sëñ Muntaxa jëlee sëñ Saliou indi ma fii boole ma ci daara Hizbut Tarqiyyah kon loolu wax dëgg yàlla kon war nañ ko ci sant bu baax sëñ Saliou te ñu ko ñaanal suñu borom guddal fanam suñu dolli ay leeram ak i maqaamam ak i daraja yi gën a kawe te sëñ Muntaxa yàgg fi loolu ak ci wér kenn barke Seexul Xadim dama mënu la wax sax mais mënut a ñàkk foofu rek ñu sànni ci ay kaddu yi sant rek ak ngërëm ñaan suñu borom boole ko ci jàllaay yam gën a gërëm rek barke Seexul Xadim suñu xol sedd na guy di ñaan sunu borom boole ko ci jataay yi mu gën a gërëm macha allah muy jataay bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam moom la waxal ne inda zikri salihina tanzilu rahma fu ñuy fàttalikoo gaa yu baax yi yërmande sunu borom dafay wàcc ba tey maa ngi Baye Cheikh Gueye Baye Cheikh Gueye téere moom ku ne miin ko ci kër Serigne Saliou Mbacké moom it mu bokk ci mag ñi nga xam ne dañuy ñëw di teewoo fii ci fulku bi nga xam ne ci masrabu saafi jataay bu am solo bi nga xam ni dafay dundalaat ndonal Sëñ Tuubaa Baye Cheikh jataay bu mel nii boo fi ñëwee ana lan ngay yëg. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki julliti bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare ci weer wu tedd wi ak dëkk bu tedd beeg barab yu tedd yi nu nekk di siyaare ñëpp di balu ñëpp ak di bal ñëpp ak di ñaan suñu borom boole ñu jéggal ñu ngi santaat suñu borom bu baax a baax ci cant yi war suñu diggante mu mën nu ko sax nag ndax suñu borom moo ne wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha lépp mën nu ko matale waaye ñu sant suñu borom subhanahu wa taala ci dimbali gi mu dimbali boole nag Cheikhuna Cheikhul Khadim biir cant yooyu itam muy lawal di jaar ci ñi nga xam ne ñoo fi jaaroon bu ëgsi ci jëmm ju tedd ji di Cheikh Mamadou Muntaxa ñu ngi sant suñu borom bu baax a baax di sant Sëñ Tuubaa di ko sant bu baax a baax ci ay taxawaay ak i doxalinam te lépp di sëriñ bi léppam rek di sëriñ bi muy koo xam ni kuy soññee la ku ñu war di gën a roy la ci lépp rek di ñaan suñu borom gën ko fee bàyyi te dolli ko ak wér dolli ko kàttan te gën a yaatal li mu bëgg liggéey Sëñ Tuubaa suñu borom gën koo yaatal te lépp nu dimbali nu ba nu ànd ko moom noo ko koy ñaanal ci barke weer wu tedd wi lii ay yéeneem di ak bëggam ci liggéey Sëñ Tuubaa ak ñooñu Sëñ Tuubaa ñii yàlla na ko ci yàlla defal lu fa xon njortam ci barke Cheikhuna Cheikhul Khadim bàyyi ko fi te mu ànd ko wér lool mu mel ni ki jataay yi moom du jataay yoo xam ne lu su mën a wax la ndax li mu làmb dafa bari mooy ay soññe yu baree bari da cee ne li ci jiitu mooy daje gi mu dajale ñëpp rek ñu bokk fi daje muy diggante waa kër Seexul Xadiim yeeg Seex seeg taalibe yeeg ñëpp bokk fi daje la ca dolli ko mooy dundal gi nga xamante ni mi ngi koy dundal lépp lu Sëñ Tuubaa doon dundal ci weeru koor lépp lu mu doon rek Sëñ Muntaxaa ngi koy dundal rawatina diggante alquran ak xasiday Seexuna Seexul Xadiim yi nga xam ni moom lenn lu ci nekk dañ nu ko tawfeex dimbale nu ko rek kon nu war cee góorgóorluwaat bu baax a baax soññeekuwaat bu baax a baax ci waxtu wu mën a doon sunu wéet ak sunu wéttaliku nu gis sëriñ bi ak ñàkk koo gis nañ fa siine sax ci loolu yi ndax ci la sunu njariñul tayal ëllëg nekk nu war koo dunde di ko dunde waxtu wu ne mu doon sunu dund ndax lii mooy dunduk sëriñ bi te ci la ñuy dund tey ci la ñuy dund ëllëg kon nañ ci góorgóorluwaat bu baax a baax a baax ndax mbir mi du ay wax jëf rek la kon nan góorgóorlu di jëf li nga xam ni moom la sëriñ bi gërëm te bëgg ko lépp lu sëriñ bi gërëmul bëgg ko buñ ko jege buñ ko xool buñ ca am soxla na Sëñ Tuubaa di suñu ittee rek waxtu wu ne na Sëriñ Tuubaa di suñu ittee waxtu wu ne ndax ci la ñuy jariñoo tey ci la ñoo jariñoo ëllëg
di ñaanal sëriñ bi nag mu gën fa yàgg Cheikh Mouhamadou Mountakha ak njabootu sëñ Tuubaa gépp ñu gën fa yàgg gën a yàgg jiitali te nu gën a yàgg topp seen ginnaaw te nu def ñu ay dëggi taalibe yoo xam dañ nangu seen taalibe bi jaay Cheikhuna Cheikhul Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Baye Cheikh Gueye Téere macha allah kàddu yi am na solo mat na te matale na te fees na dell ak ay njariñ kon mbokk yi damay delluwaat rëcc rek ba ci kanam ñu door a dellu siwaat incha allahu taala. spectateurs yi am nañ mbégte bu baax a baax ba tey noo ngi ci biir saalub Serigne Moustapha Bassirou bi kii ñu jël tey mooy Serigne Fallou Mbacké ñu gën koo xam ne Serigne Fallou Mbacké Hikma Serigne Fallou jotaay bu mel nii yaa ngi ci teew muy jotaay boo xam ne jotaay bu am solo la jotaay bu ngeen fi ñëwee ana lan ngeen fi yëg ci jotaay bu am solo bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëñ Koso ñu ngi leen nuyu bu baax di la ziyaara nuyu mboolem mbokk taalibe ñuy seetaan yëpp jotaay bi wax dëgg yàlla ku fi ñëw da ngay yëg Sëñ Tuubaa yëg Sëñ Tuubaa gu wóor ci sa xol teewlu gu wér goo am ci sa xol goo xam ne daal sa pas-pas dana yeesaat pàq ci Sëñ Tuubaa ay waxtu lay doon yoo xam ne daal waxtu la yoo xam ne remplacé na ay weer ci dundu nit ki ndax lim man ci diggante boobu lim man ci nit ki xamaa ne nit ki mënoon na koo sàkku ci leneen ay weer wala sàkku ko ci ay fan ci leneen te du ko am te mën na koo am ci waxtu yi muy passé fii nii loolu nag ñuy ñaanal baax a baax Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne moo am xalaat bi am pastef bi ku ne xam na ne fi mu toll ci ay at waaye fi mu toll ci ay yitte waaye nag dagg lépp di wax jël aw waxtu la mu waxam da koy jaglee toog di diglu xasida Sëñ Tuubaa yi ngir wéttali murid yi waaye nammaat seen pas-pas ci sëñ bi loolu jàpp naa ne positif bu rëy rëy la boo xam tawfeex la joo xam ne ni wax dëgg yàlla amal na ko taalibe yëpp amal ko ci njukkal bu baax a baax ci tawfeex ju rëy jooju doon tabaarakallah waaye di sant yàlla bu baax a baax ndax mboolem njabootu Sëñ Tuubaa yi it noonu lañ ko ànd ak moom wéttali ko ak mboolem taalibe yi ndax boo ñëwee fii njabootu Sëñ Tuubaa yëpp nga fekk ñu ànd ak moom ñu ànd ak ñoom fekkoog moom bis bi ñi nga xam ne ñoo mën a teew waxtu wu ne ñu ngi teew ñi nga xam ne léeg-léeg ñu teew ñi ngi teew di ànd ak moom waaye ku ci teewut sa jëmm it sa ruux ak sa xol yëpp yaa ngi ànd ak moom ci loolu nag ci laay sant bu baax a baax suñu kilifa Serigne Abdou Samad Mbacké moom Serigne Souhaïbou bu nga xam ne ku ne xam ne ne mboolem communication yi nga xam ne groupe communication yi nga xam ne am na ko mi ngi ànd ak jotaay bi fii di teew moom barki dem bu rek teew na fi wax dëgg yàlla bu teewut ci jëmmam it mi ngi teew ak ruuxam waaye ak njabootam it ñu ngi fi teew ndax ku ne xam ne ne sëñ Mouhamed mi ngi toog ci jotaay bi waxtu dañu koy gis moom it tabaarakallaa sëñ Gosa yéen a ngi fi lépp rek ngir ànd ak sëñ Mountakha lépp lu mu woote ci sëñ Tuubaa rek mbokkam yi sëñ Tuubaa yëpp ñu ngi ci wetam ànd ak moom di ko wéttali ci liggéey boobu
ngir ndamal lépp rek lu yëkkati yoonu murit lu yëkkati baatub Sëriñ Tuubaa ca kaw. te jàpp naa ne keroog damay wax ne keroog bi ñu fi teewee ci ahlu bisu Badar bi damaa xalaataat ma ne Sëriñ Tuubaa l'islam ji amul lu ëpp Sëriñ Tuubaa ndax boo xalaatee tey jii ci bisu Badar keroog bis boobu noonu mennum Tuubaa rek ngay xool ci jotaay bii Sëriñ Muntaxaa woote ngay yëg ne tey ji la Badar maanaam amul ke fenn ci adduna foo xam luy mandargaal tey la Badar ñu ngi ko doon def nga xam maanaam tey ji day mel ne fii rong lañ ko doon célébrer kon jàpp naa ne nag ni nga xamee ne koor gi bu ñëwee nii ngay yëg ne day mel ne koor gi Sëriñ Tuubaa moo ko moom bu gàmmu ñëwee ngay mel ne da ngay yëg ne koor màggal gàmmu gi Sëriñ Tuubaa moo ko moom naka noonu mboolem lu lislaam am rek bu ñëwee na ca murid yi sóobu ak nañ cay doxee day mel ne lii nii Sëriñ Tuubaa moom la ko yàlla tàggataal mooy la ma waxoon ne barakatul islami naxwi aqbalat wa man xalaanii fil baraaya xajalat loolu nag mooy barkeb lislaam lépp dafa wuyu Sëriñ Tuubaa ba lu ñëw ci mbiri lislaam yi rek nga ne lii Sëriñ Tuubaa dong moo ko moom loolu nag tawfeex la joo xam si mun taxaa waxtu ne mi ngi koy jëmmal ci murid yi loolu daal suñ ko sa mooy suñu pas-pas ci tabarakallah jërëjëf sëriñ Fallou Mbacke Hikma kàddu yi am na solo te fees na dell ak ay njariñ macha allah ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm noonu nga ko waxee rek noonu la amee Sëriñ Tuubaa moom mboolem li baax lépp sunu borom dajaleel na ko ak fu mu mën a baaxee rek ci àdduna sunu borom dajaleel na ko jox ko ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm kon mbokki téléspectateurs yi lii lañ leen jëlale woon tey ci jataay bi almasrabu saafi xam naa dañuy daal di dem ànd ak Baye Mansour ba ci kanam incha allahu taala moom it dina leen présenté lépp loo xam ne moo jëm ci li ci des ci programme bi wa axiru daawaan alhamdulilahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon ñuy nuyu mbokk taalibe yëpp di mbokk jullit yëpp di mbokk internautes yi téléspectateurs yi ñi nga xam ne ñëpp ñooy topp suñu programme fii ci almashrabu saafi min al manbai shaafi mooy liggéey bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké moo ko dénk Hizbut Tarqiyyah dénk ko mboolem murit yi muy liggéey boo xam ni jàngum xasida mi ak lépp lu ci aju liy tax lépp mu tegu ci yoon ñi ngi ko ànd boobu ba léegi tey jii di ñaar fukki fan ci weer Ramadan suba incha allah di ñaar fukk ak juróom-benn kon mel na ni bis yi ñu ngi dem rek tey nag ñu fàttali leen ne ñi nga xam ne ñoom ngeen dégg noonu ñu yëkkati xasida yi mooy kuréel Mafaatihul Bichri bu Hizbut Tarqiyyah bu Thiès. ñi nga xam ne ñoo war a ay njàng mi ci biir salle bi incha allah mooy kuréel bi ñu duppee Cheikh Abdou Lahad Mbacké muy ñetteelu xalifa bi yoonu murit kon moom mooy ñi nga xam ne ñoo war a ay njàng mi ci njiital sëñ Ablaye Diop. kon loolu mooy programme bi tey incha allah balaa yàgg dinaa jox sëñ Cheikhouna Seck kaddu gi ngir mu jottali leen benn bunt ci xasida yi ci arab su ko defee bu noppee dana jox Serigne Ablaye Wade mu jox leen beneen bunt tamit ci xasida yi ci wàllu anglais. ñu door a dalal ki nga xam ne moo ñuy jottali programme njàng mi dégtal leen li nga xam ne lépp moo fi xew ba këru sëriñ bi yegg si ñu teewlu njàng mi incha allah bu noppee ñu jëlaat benn bunt ci xasida yi ci français man maa koy def bu boobaa muy xasida ak zallat nga xam ne dañ ko tënk dul qiyada loolu mooy li nga xam ne mooy programme bi tey incha allah kon du ñu def lu dul dégtal kàddu gi sëñ Cheikhouna Seck ngir mu jottali leen bunt bi ci wàllu arab incha allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نحيي جميع المشاهدين والمتابعين لهذه الحلقة وبالأخص متابعي هذه الفقرة المخصصة بقصائد الشيخ الخديم وفي مقدمتهم الشيخ محمد المنتقى أيده الله ونصره وطول عمره بصحة وعافية دائمتين
وكما تعرفون أن هذه الفقرة مخصصة لقصائد الشيخ أحمد بام، لهذا اخترنا لكم اليوم من بين قصائد الشيخ القصيدة التي ألفها الشيخ الخديم خصيصا للدعاء والتضرع إلى الله، وسماها بمطلب الشفاء. وكعادته قد نسج الشيخ الخديم هذه القصيدة ببحر الرجز، بمنوال بحر الرجز، ثم خص هذه القصيدة بالتضرع والتوسل إلى الله سبحانه وتعالى، ونظمها في أبيات عددها 54. ولمثل هذا يشير المؤلف في مستهل القصيدة بعد صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم وآله قائلا: هذا مطلب الشفاء في التوسل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل واضح إلى أن المحور الرئيسي والهدف الرئيسي لهذه القصيدة هو التوسل والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن بأسماء الله الحسنى وبدرجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكعادته ابتدأ القصيدة بحمد الله الذي جعل لكل داء دواء، وأمر العباد بالدعاء للدفع عن البلاء، وأجزل العطاء والثناء أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ الشيخ الخديم يبين الهدف من تأليف هذه القصيدة بقوله: هذا وإني اليوم ذو أوجاعي مبتغيا عون المجيب الداعي، وأشتكي إليهما من الضرر قد مسني حتى أراني محتضر، إلى آخر الأبيات التالية. وقد نوع الشيخ الخديم توسلاته في هذه القصيدة علما بأن من دأب الإنسان أن يحس وأن يشعر بالملل من كثرة ما يسمعه، يعني من كثرة التكرار. لهذا استخدم الشيخ أساليب بلاغية بتنويع توسلاته في هذه القصيدة، حيث يقول: أولا توسل إلى الله بطلب الغفران منه، حيث يقول: اغفر ذنوبنا، تقبل منا، واحمي حمانا، وتجاوز عنا. ولكن كل هذه التوسلات قد توسلها الشيخ بأسماء الله الحسنى وبدرجة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نراه ينادي الرب بأسماء وأعظم أسمائه: يا بر، يا لطيف، يا معافي، يا من له أمر ورايا شافي، أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء. إن القصيدة تناولت موضوعات كثيرة، لكن أهمها منها استنزال كرم الرب، استنزال الشيخ يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينزل نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ولكن بأسمائه الحسنى يتوسل هذه الأمور، حيث يقول أيضا: أنزل شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء. ثم إن الشيخ القديم قد عم دعاءه للمسلمين جميعا قائلا: واشف جميع المسلمين عاجلا، ثم قهم خوفا وحزنا آجلا، ونجهم وعافهم والطف بهم، ولا تواخذهم بكثر ذنبهم. إذا فالشيخ دعا لمرضى المسلمين جميعا وطلب من الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع المرضى بلا استثناء. وأيضا الشيخ توسل من الله سبحانه وتعالى وكأنه يتكلم بلسان حال المسلمين جميعا رأفة وعطفا منه، حيث يقول: فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد، فإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يثر. إذن وكأنه يقوم بيننا وبين الرب بالتوسل للعباد جميعا، حيث يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا، وبدا كأنه محام لنا يقوم ليرافع لصالحنا. وحتى أن الشيخ القديم دعا لنفسه في هذه القصيدة بقوله: وللناظم أيضا زاده الله فيضا وشفاء. وفي نهاية القصيدة قد نوه الشيخ القديم بأن قارئ هذه القصيدة بإخلاص
سينال الشفاء والفلاح بإذن من الله سبحانه وتعالى. لكن الشرط في الحصول على هذين الأمرين يتعلقان بإدامتها، أي بإدامة قراءة هذه القصيدة وإخلاصها صباح مساء. وحتى للذي يريد أن يدفع الضر قد خص له الشيخ بهذه الخصوصية في نهاية هذه القصيدة. يشار إلي أن الوقت على وشك أن ينفد، لذا أعطي الكلام للسيد المشرف لهذه الجلسة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. asalaamaaleykum wa rahmatullah. kon ñuy sant bu baax sëñ Cheikhouna Seck ci buntu boobu mu ñu andiloon ci xasida yi ci làkku arab. ñu fas yéene nag dalal sëñ Cheikhouna Ndiouk muy nga xam ne dafa bokk ci kuréelu bi ñu duppee Cheikh Abdou Lahad te jiite ko sëñ Ablaye Diop di ko jiite. kon moom la ñu bëgg dalal mu jotale ñu xasida yan lay doon ak jàng yan daaj lay doon sëñ Cheikhouna bisimilah. asalaamaaleykum Baye Mansour maa ngi ziare bu baax. waaw tey xasida ñu war a jàng mooy lam jabdu misul Moustapha sëñ Moustapha Sy ak shukuur yi wa ridwaan yi chehru ramadan mooy xasida chehru ramadan sëriñ Moustapha Kébé ak huda ilahi zazaha waa kër sëriñ Massamba ak saldal li anzati sëriñ Massamba Niass ak faja ani sëriñ Ibrahima Lo ak malal xabiru lisaanu shukri waa kër sëriñ Bachirou ak la innale usni sëriñ Mbaye Diop ak Bouchardana waa kër sëriñ Massamba ak alaman sëriñ Abdou Khadir Sey. jërëjëf sëñ Cheikhouna ñu ngi lay sant bu baax defe naa bu ñu la téyewaat ndax jàng maa ngi lay xaar mën nga demaat léegi incha allah jërëjëf ñu koy sant bu baax. kon dégg ngeen programme bi ñu sëñ Cheikhouna Ndiouk jottali ñu daal di dalal ki nga xam ne moo ci war a topp muy sëñ Ablaye Wade mu andi benn bunt ci xas yi ci wàllu anglais incha allah. Thank you very much. Dear viewers, Assalamu alaikum. Welcome back to this Mashrab al-Safi min al-Manba' al-Safi, the pure fountain emanating from the healing source. Today we are the day 20, but before moving to the qasa'id of the day, I will take a pause for a moment. You know that this 20th day of the month of Ramadan marks the legendary day when Sheikh Ibra Fall met Serigne Touba, and so this day is so symbolic and very special. We pray that God, whisper His mercy on Mame Cheikh Ibrahim Fall, and that He also reward him all the great things that he have done in the service of Serigne Touba. So coming back to the Qasida of the day, we're going to talk about Ahbabtu, which is, a poem of Sheikh Ahmadou Bamba, an acrostic of the saying emanating from the Holy Quran, Inna Allaha ma'ana, which means Allah is with us. So from each letter of the saying, Sheikh Ahmadou Bamba composes a verse. Since the expression has 12 letters, the poem therefore consists of 12 verses. So Ahbabtu is included in a collection called Mafatihul Jinan, and the matter of the verse is Majzu Rajaz, like in Jazbul Qulub. The same applies to all the poems in the Mafatihul Jinan collection. So before moving, let's stay in this matter. The Majzu Rajaz, because it highlights the Sheikh's profound dexterity and deserves also special attention. In fact, it is made up of 4 fragments, 3 of which share the same rhyme, while the last one constitutes the main rhyme. For example, in the first verse we hear Ahbabtu Rabbal Alameen Ma'al Amin wal Amin Wanqada Dhikrahul Amin Likalkali wa Jasadi. You can see that the in rhyme occurs 3 times before the last, which is the main D rhyme. So in terms of content, to go deeply in the Qasida,
This poem is amazing, and its display and manifestation of the spiritual stature and standing of the revered Sheikh Ahmadou Bamba is wonderful. Because when we go deeply in, we will learn more about the gift that God has given to Sheikh Ahmadou Bamba. It highlights the gifts bestowed on him by the Lord, as well as his character in an indestructible fortress. So let's go deeply. We will first see Ahbabtu Rabbal Alameen, Ma'al Amin wal Amin. In the very first verse, he declares, I'm enamored of the master of, the words. I deeply love the master of the words. I deeply love Allah, and the term hub is used here. So he has attracted to me the best mention in heart and in body. It is what follows. But look, he adds in verse 2, Najaytu dal arshil azim bil hubbi. You see, the hub is going to come again. Bil hubbi ma'durin nazim waliyakana bi azim wasanani an husadi. For me, God was great, satisfying all my needs. He has also saved me. He has protected me from the envy, meaning that envy doesn't have a place in Sheikh Ahmadou Bamba's heart. That being said, he adds, then I have conversed with the Lord of the sublime throne out of love and through writings that are precious pearls. Sheikh Ahmadou Bamba continues in verse 3, Naha bi tawhid al-ahad, qalbi ya rabbil multahad, walam yakilni li-ahad fi safari wa baladi. Meaning, through my belief in the oneness of God, my Lord guided my heart, and also my Lord never confided me to no one during my travels and my stays in the country. This is, first an answered prayer, because he asked indeed in Sindidi, فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي فَأَهْلِكَ كُنْ. So God never confided Sheikh Ahmadou Bamba to anyone. God was his own protector, and he had also God's support in all situations. This verse is also proof of an unshakable and solid constancy that has never failed in him, throughout his journey. And the evocation of this journey was essential, as exile was a key moment of spiritual transformation and alchemy. Indeed, in Jazaa'u Shakur, Sheikh Ahmadou Bamba describes himself as a shining sun. What's more, the term journey here is an understatement. Although apparently not very strong, it conceals a far more trying reality, a forced exile to faraway lands where the Sheikh endured many exactions. He was separated from his family and his houses, and all that he underwent it because he was in a service. He said that in Asiru, mentioning the fact that he was separated from his family, qusuri khalat wal ahlu anni tafarraqat, and all that he underwent it because limadhi allazi anhu al-madihu qasiru. So the expression, the invocation of the exile is very significative. So in this regard, he asserts also, he who is my friend and my beloved. Here he is going to talk about khilli wa hibbi, my friend, my beloved, meaning the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And this expression expresses an unwavering loyalty that has never left him. So he says that he who is my friend and my beloved has showered me with sufficient gifts so that I have no need of any faction. At the same time, he declares also, Lam yanhuni mubarizu wa faydu rabbi barizu. No aggressor is directed against me, and the gifts of my Lord are manifest. So he is going to keep on like that. And furthermore, in verse 6, the Sheikh states, Lam yanhuni man yahtarat. Neither the evil-minded man nor the one whose heart is corrupt come to me. This proves that he is a man of unmeasurable stature. The verse 8, he adds, the gifts of my God, the provider, have driven Satan to someone other than me. Through me, Allah grants assistance to whomever He wills. If you get this verse, it means that Sheikh Ahmadou Bamba is, it's through him that God, give help to everybody. So it's a very deep Hasidah, and we have many lessons that we can take from this Hasidah. Thank you very much. waaw kon ñuy sant bu baax sëñ Ablaye Wade ci buntu boobu mu ñu andil ci xasida yi ci anglais kon ni ngeen ko gisee sëñ bi moom yegsi na daanaka ci salle bi kon léegi njàng mi war a tàmbali incha allah tey jii di ñaar fukki fan ci weeru Ramadan ñu amaat tawfeex gu rëy mu bisub àjjuma sëriñ bi kon léegi mu yegg ci salle bi gis ngeen ñi mu àndal ñu baaxoo ànd ak ñoom ci liggéey boobu
kon duñu def dara lu dul balaa yàgg ñu jëbal leen kàddu gi su ko defee ñëpp teewlu njàng mi ni nga xam ne noonu la ko sëñ Cheikh naa bu njukk jettale muy programme bu am solo boo xam ni danañ ko fi dund. Donc en ce 20e jour du mois béni de Ramadan, nous sommes toujours dans le même lieu pour les mêmes raisons, pour le même programme, c'est la déclamation des écrits du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Aujourd'hui, nous l'avons annoncé, c'est le groupe qui est dénommé, qui est baptisé Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, le 3e khalife mouride, qui va se déployer dans la salle. Et le khalife est à quelques encablures de la salle, cela veut dire que donc on est à quelques secondes du démarrage de la déclamation des écrits du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. Et c'est également un événement qui encore refuse du monde. La particularité, c'est le vendredi, et dès la sortie de la prière publique, évidemment, les gens prennent d'assaut la salle et veulent coûte que coûte avoir une place pour vivre cet événement qui est vécu ici à Touba, mais hors de Touba, hors du Sénégal, hors de l'Afrique, dans tous les continents. C'est dire que le raisonnement, bien, le retentissement de cet événement, évidemment, n'est plus à démontrer. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser l'antenne pour vous faire suivre cette déclamation qui va durer, comme toujours, 1 heure d'horloge, des mélodies bien travaillées, bien distillées, et les gens, n'est-ce pas, en redemanderont encore. Et les jours s'égrènent, nous sommes à 10 jours au plus de la fin de ce mois béni, et évidemment, c'est avec un pincement de cœur que l'on voit inexorablement les jours s'égrener. Donc, sans plus tarder, nous allons vous laisser suivre cet événement, ce moment fort. Et assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous allons revenir après pour une petite sortie sur un chassidet du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba intitulé Zallat, qui est l'acrostiche du mois Zulqa'da.